ñu ñëwaat seet si tailleur bu mag nag fii ci diwaanu Thiès muy monsieur Abdou Khadre Wade mu fas yéene waxtaan wax ñu aussi moom it xalaatam gis-gisam ci problème bi nga xamante ne am na jëm ci Miss Sénégal 2020 dalal ak jàmm. waaw Khadija merci beaucoup maa ngi lay nuyu di nuyu waa Thiès Info di kontaan aussi ci recevoir bi nga xam ne tey recevoir naa leen ko ci problème bi nga xam ne tey moo nekk actualité Sénégal. Bon man nag xëy na loolu war naa ci mën a wax bu baax a baax parce que 2011 2012 2013 3 ans yëpp man dama participer au Miss Sénégal finale Miss Sénégal comme ciseau d'or maa nekkoon ciseau d'or régional bu Thiès 3 ans yëpp may dem ba final bi aussi temps yii dañ ko doon boole ak Miss Sénégal kon donc man war naa ci mën a wax bu baax a baax a baax. alors comme li nga wax rek war nga cee mën a wax ndax nag affaire bi jéggi na dayo doy na waar trop tey boo amoon jàngat booy jàng ci diggante Amina Badiane ak Fatima Miss Sénégal 2020 li si jot a xew yëpp lan nga koy jàng. bon xëy na sax du ma mën a wax directement ci problème mu Amina Badiane ak Fatima parce que xëy na fekkuma fa nekkuma fa mais mën nañoo jàngat ci yi passé ñu tiré ci ay leçons bon ci yi passé li nga xam man dund naa ko vraiment te boo gisee li tax ma bàyyi di défilé ciseau d'or li tax ma gën ko bàyyi ci genre yu mel noonu moo tax ma bàyyi ko parce que mën naa lay expliquer benn bu mujj bi ma mujj def maa doon candidat wu région de Thiès dem teewal fa région de Thiès ñu ko doon defee Saly Portudal final boobu Moïse Ambroise Gomis moo ko doon def ñu boole woon yàlla na ko yàlla yërëm ñu boole woon Miss Sénégal ak ciseau d'or boobu Miss Sénégal dañuy défilé pare après tey ñëw au niveau national défilé bon ma remarqué woon loo xam te ni man yaakaar naa ni man mënu ma nekk ci milieu boobu parce que dafa am milieu boo xam ni dafa am ay milieu yoo xam ni c'est dangereux pour suñu xale yi doomu jigéen yi mooy milieu showbiz ak milieu mannequinat c'est très dangereux bon li tax ma nag c'est très dangereux parce que man dama ko dund parce que bu mujj bi ma di défilé vraiment gis naa loo xam ni dama ne lii doomu jullit wala sax nit wër ko mën a def parce que ay mannequin xam naa ay turu mannequin du ma tudd seen tur ñi ngi tey ci télé Sénégal la ñoo leen gis sama collection bi ma defaroon dima leen ko solo déjà ñoom soluñu benn yére nii rien du tout soluñu dara noonu la ñuy ñëwee tailleur bi ñëw jël solo leen yére bi ñu sol ñoom sans gêne ma xam ni vraiment le milieu la nu milieu boo xam te ni képp ku am doom bëgg mu tekk dara wala mu baax ëllëg waroo ko bàyyi mu nekk ci milieu boobu vraiment man li gën a tax année boobu laa ni man c'est fini déetuma ñëw ci milieu yu mel nii loolu moo tax man ma bàyyi milieu boobu te aussi am na loo xam ne daf koy produire yu bari yoo xam ne daf koy promouvoir problème mu góor jigéen yi wax bari na ci parce que yaakaar naa ni même góor rek booy nekk ci milieu boo xam ne ay jigéen dafi nekk kenn du sol yére kenn du sol dara bon loolu mooy waral góor yi dem ba ci àgg dootuñu am sentir dara ci wàllu góor bu après ñu jublu ci beneen milieu moo tax c'est dangereux vraiment man du ma wax digal kenn sama doom muy dugg le milieu de showbiz wala le milieu mannequinat vraiment man nag li ma gëm laay wax waxuma pour keneen waxuma aussi pour que man li ma gëm rek laay wax en tant que doomu jullit vraiment même bu dul jullit aussi en tant que di nit parce que ñëpp bëgg la baax muy chrétien muy musulman kenn bëgg lu bon vraiment boobu xalaat laa amoon ci lu ma ci joxe bon li xew nag ci problème mu ñi nga wax sànq. mais da nga jàpp ni kon milieu bi liñ ciy wax am na chantage yeeg comment dirais-je chantage ak li nga xamante ni mooy macro wala ay promotion canapé da nga. wallahi azim mu ngi ci 100% man kenn moo xuma man maa gis sama bët macro am na ci chantage am na ci pour nga dem da ngay nangu chantage wala macro. doy na waar kenn mënul wax lépp ci télévision li ñu gis lépp duñ ko mën a wax vraiment mais lépp lu ñu ci wax lu ko raw mi ngi ci biir. kon yow d'accord nga jàpp nga ne Fatima lii muy expliquer lu dëggu la lu mu dund la luñ ko dund. waaw kenn li ma la wax xam nga man aussi bëgguma vraiment seede loo xam ni wala may kii loo xam ne man wóoruma man daal li ma mën a wax mooy li ma doon gis. waaw xëy na loolu aussi mën na jur leneen lu mel nii mais li ma doon gis moom loolu la li ma la expliqué sànq man loolu laa ma gis sama bët
vraiment. nan nga jàngatee sortie bi nga xamante ni Amina def na ko mu am benn kàddu boo xamante ni wax na ko ci jëmale ko ci Fatima muy Fatima elle est majeure et vaccinée donc suñ ko ëmbalee moom la neex est-ce que kàddu boobu war na génn ci nga gémminu Amina Badiane. waaw warul génn li war ni warul génn sànq gis ngeen benn vidéo boo xam ne moom def na ko léegi di baalu di jégalu kon donc loolu mooy xam ne li mu génnee tey ci suba war koon génne am na vidéo bu ab génn léegi mu koy jégalu aussi kon donc loolu day wane ni kon war ko génne. alors ki nga xamante ni nag mooy parents yi ñu jëm ci parents yi parce que bu ñu nee xale yi faw ñu wax ci parents yi ndax parents yi ñooy bàyyi seen doom yi ñu dem sorti ki nga xamante ni mooy yaayu Fatima wax na ba tuur ay rangooñ ñu koy masawu bu baax suñu yaay jooju moom lan nga koy wax problème bi mu xewee yàgg na mu toog ba léegi door a génn pour wax li nga xamante moo dal. waaw bon dinañ ko mën a comprendre en tant que yaay aussi di ko masawu vraiment métti na trop dégg naa ko li ma wax yëpp dégg naa ko métti na trop en tant que parent mais aussi may wax rek ci yaay chaque jour parce que boo dégloo ci waxam nee na bi mu ko tàggoo papa bañoon na ak famille bi yëpp moom rek moo ci nekk di fexe ba ñu bàyyi ko kon donc loolu aussi jigéen ñi war nañ ci bàyyi xel boo nekkee ci benn ménage du sëy bu problème amee sa jëkkër jël position na nga ànd ak moom ci position parce que sa jëkkër papa amul benn papa bu bañal yaayam papa doomam lu bon donc lépp lu mu bañ xam na lii baaxul ci doomam kon donc loolu benn message la boo xam te ni yaay yi Sénégal yëpp war nañ ci bàyyi xel mooy nañuy déglu seen papa yi parce que papa aussi ñooy kilifa yi kër gi lu ñu xool ba xam ne baaxul nañu ko bàyyi ba ci sax problème mu jigéen ñi yaakaar ne léegi boo waxee ñun la man je suis majeur mën naa am droit ku ma bëgg ku ma neex bëgg ku la neex sa papa comme la ni la kii baaxul ci yow bul dëgër bopp bés boo dëgëree bopp di nga gis li ma doon wax mooy yëpp nañuy déglu suñuy papa yi amul papa bu bañ doomam am lu baax papa par contraire papa bu nekk tey ba sañoon doomam moo ko ëpp dayoo moo ko ëpp wërsëg moo ko gën a gudd fan surtout loolu papa rek moo ko am ci doom kon donc nañuy déglu parents yi bu ñu teree nañ koy bàyyi bu ñu déglu yaay yi aussi nañuy bàyyi di xëccoo ak papa yi parce que vraiment boo seetloo ci waxam moom waxal boppam papa mi yëpp bañ nañu papaam bañ ne mais après moom mu ci wax bañ bàyyi ko kon donc loolu boobu leçon boo xam ne yaay yi aussi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. est-ce que du comme li mu wax rek yërmande comme la ñuy wax naan doom dafa jege trop yaayam parce que moom au début nee na bañoon na mais mu dem ba ci biir mu accepté ànd ak doomam. waaw xëy na moom loolu la mais man gëwuma loolu xam nga lu laa gëm lii ma war a am mooy am li warul am amul nit mënul wax ba mu am man loolu laa gëm te noonu laay dundee te nag dafa jot ici góor yi jël seen responsabilité parce que yàlla dafa nii waajur bu ne dama la dénk te bis dina ñëw ma laaj la li mu la dénkoon kon donc buy laaj yow lay laaj comme yow yaay rendre compte da nga war a jël say responsabilité bu mat sëkk amul ay yaayam nee na wala ay paanam nee na man daal loolu laa gëm te noonu laa doxee très bien. Fatima wax na ci biir wax violé nañ ko xamul ku ko violé ëmb na wasin na kaddu yooyu ban jàngat. waaw mën na nekk xam nga des fois chaque jour nga gis ku ñu violé koo xam te xëy na ñu jox la dara nga naan ko nelaw. maanaam ki wax du n'importe qui Miss Sénégal la donc ci côté boobu laa bëgg nga jàngatee est-ce que sàggante amu ci biir comité bi seetaan amu ci chantage amu ci maanaam. waaw man fi nga waxee nii ki wax du n'importe qui Miss Sénégal du dara pour man parce que amul lu gën a ñàkk xel pour man jigéen nga simeeku solo lu yëwee taxaw digg nit ñi ñëpp sol seen yére rafet nga yow nga simi mel ni ñu baal ma benn fas wala benn fasu naaru góor wala dara di simeeku loolu man mënuma laa jàppee n'importe qui wax dëgg yàlla kooku moom man xalaatam ak xelam man du ma ci compte parce que joxuma ko xalaat joxuma ko xel nit ku ko mën a def loolu donc li mu wax nag kenn koy daal nga xool noo koy déggee ak noo koy gisee waaw man daal noonu laa ci am lu ma wax parce que vraiment cas boobu kenn li ma waxoon au début nekkuma fa woon fekk ma ko kenn ku ne nay wax sa version kenn ku ne aussi yaa xam ni nga koy déggee waaw man daal problème boobu moom loolu laa ci mën a wax.
tey milieu bi boo amoon loo bëgg ñu changer ko bien que yow dund nga xam nga li ci nekk tey boo amoon loo ci bëgg loo xamante ni bëgg nañ mu soppeeku ba xale yi vraiment mën a teguwaat ci yoon bu normal. très bien xam nga nekk ci milieu mode c'est pas dire que da nga war a bañ a parce que dafa am ñaar yoo xam ne ñun il faut ñu koy fonk mu suñu religion ak suñu aada loolu nit ku mën doon même tubaab yi sax dañuy fonk seen aada ak seen religion c'est très important ak ci milieu boo mën a nekk man defal naa si doon 3 fois defal naa aussi ay yoon fu ne defal naa fa mais teewul sama yar bi ñu ma yoroon à base amul gisuma lu ko mën a changer bu ko dalee nee changer dana ma jar ma bàyyi loolu ah nañu vraiment gëm suñuy aada d'abord gëm suñu religion vraiment loolu dina la mën a génne ci lu bare waaw mais malheureusement Sénégal da ngay judd rek ñu dugal ci loo xam ni sa diine doo ci xam dara sa aada même chose par contre da ngay am sax complexe pour wane ni man nit ku ñuul laa wolof laay làkk boo demoon ci milieu yi da ngaa ñi duñu ay Sénégalais sérieusement c'est dommage vraiment. nan nga gisee promesse yi nga xamante ni defaloon nañ ko yëpp te ak joxuñu ko ci dara. waaw loolu moom fekkee am na vraiment aussi maa ngi leen di ñaan te loolu yàgg na am ci milieu yooyu man def naa benn compétition boo xam ne dem naa ba jël final bi mais li ñu waxoon yëpp kenn joxuñ ci dara si yàgg na am loolu moom day am loolu moom dama koy assumer daan na am fekkee tamit boobu noonu la demee nañu li ñu wante moom nañ ko jéem a jox rek jàmm amaat vraiment kenn ku ne dellu say liggéey daal. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ñuy wax rek sa kaddu bu mujj conseil boo xamante ni. waaw merci Khadija mais di remercier aussi ci waa Thiès Info ci vraiment occasion bi bu ñu ma may tey ma mën a leeral lu bari ci Sénégal yi vraiment kaddu bu may mujj mooy nañu dellu ci base yi suñu éducation à la base mooy nañu fonk suñu ay diine fonk suñu ay religion ak liggéey bu ñu mënti am nag. liggéey bu ñu mënta am nañu fonk lu ñu am boo demee ba xam ne yaa ngi bëgg a wàcc jar na nga bàyyi loolu nga kon ne ci sa yoon man daal loolu lay déggal aussi ñuy déglu parents yi nañ déglu parents yi yaay aussi nañ déglu papa yi vraiment nañ teg lépp ci yoon comme ça problème yi mel ni dina wàññeeku ci Sénégal. est-ce que jàpp nga ne Amina Badiane am na capacité ci xel ak ci jëf continuer di téye li nga xamante ni mooy présidente. waaw xam nga Sénégal amul lenn lu ñuy jàng ci école da ngay jàng école pour mën a organiser ba Sénégal loo gis ci àdduna rek da ngay commencer ndànk-ndànk di dem sa expérience di yokk ba tey nga mën ko gérer carrément loolu moom gëmuma ni problème la quoi yaakaar naa ni te kenn kon aussi ci ay tolof mooy tax beneen yoon nga xam fi ngay teg sa tànk loolu moom gis ma ni du problème capacité loo gis rek ndànk-ndànk nga yéegee ci juum yi ngay juumee ëllëg moo lay wan yoon. pour nga gën a mën a jëm ci. jàpp nga ni war na mën a continuer. waaw war a mën a continuer rek ci kaw mu jéem a changer yi nga xam ne baaxul woon mu jéem ko changer mais dina jafe xam nga tax mu jafe dafa am ñu koy topp. très bien dafa am entourage boo xam ni dañ koy topp am na aussi ay kilifa yu ne Sénégal yoo xam ni Miss Sénégal la ñu bëgg dégg pour makaroo xale yi ak ñoom loolu moom te jaral leen ay millions jaral leen aussi ay billets Maroc ak ay billets Dubaï ak lépp mi ci biir. moo tax di xaw a doy war quoi. kon gis nga ni entourage am war na ko mën. bu baax vraiment bu baax. ñu ngi lay sant di la gërëm monsieur Wade kàddu yi am na solo te leer na andi nga ay éclaircissement yu am solo jërë ngeen jëf mbokku internet yi.